dëkk bi neexatul. xam naa ne loolu moom feeñ na ci taxawaay waaye lii Amy Sarr Fall wax mooy que ne jafe-jafe yi bëri na métti na waaye waruñu perdre espoir benn jamono bu nekk waruñu perdre espoir nañu am yaakaar xam ne jamono bu ñuy constater ne ndaw ñi am na ci ñoo xamante ni ils sont fatigués am na ci ñoo xamante ni ils se cherchent am na ci ñoo xamante ni li yàlla xam doy na ñooñu ci seen biir coono boobu ak ci seen biir njàqare boobu da nga cay fekk ak njàmbarte goo xamante ni doy na kéemaan da nga cay fekk bëgg seen réew boo xamante ni doy na waar da nga cay fekk aussi bëgg tekki à tout point de vue doy na kéemaan damay faral di wax ne Pape Cheikh jógee foo xamante ni mosoo traversé ndox nga jël sa bakkan tayle ko ci gaal goo xamante ni xamoo foo jëm horizon incertain mu wóor la ne 95% am nga ko ci chance pour faatu mais teewu la nga dem loolu jom foofu la yem ndax mënoon nañu tànn leneen jamono boobu ñi nga xamante ni ci désert bi lañ koy def waaye boo xoolee vendeur à la sauvette yi ki nga xamante ni dafay jóge ci biir réew mi ñëw Dakar nga fekk ko Sandaga mu toog ci kiy siire ci ki nga xamante ni dafay toog yor ay mouchoir Kleenex yi lay jaay ñi nga xamante ni ndamaras la ñuy jaay ñi nga xamante ni ay yi ñuy takk ci nopp écouteur la ñuy jaay nga gis leen ñu topp ci oto yi ci naaj bu tàng bi ba seen karaw yi day ñuul waaye day dem ba xonq ñooñu boo leen amee ci réew da ngay xam ne waroo leen di xool comme une charge waaye da nga leen di war di xool comme une chance ndax tant que yaa ngi changé woo regard bi ngay porté ci ñoom doo leen jëfandikoo doo leen jëriñoo te ñoom la ñu soxla réewum ndaw la ñu ne 80% 85% amuñu juróom fukki at 70% fanweeri at ak juróom 60% entre 20 et 19 ans réew moomu ñooñu ndaw ñi boo leen di xool da ngay xam ne am nga chance mag ñi li tax ñu daan sawar ci am njaboot dañ daan xam ne ñii kat liggéey bi ma soxla pour dundal leen sax ñoom ñoo ma ci war a jàppale donc assurance la woon par rapport ak taxawaay bi nga xamante moo tax daan nga gis kër ñoo xamante ni nawet rek la ñu yaakaaroon mu taw te bu tawee ba noppi ba force boobu dem ci tool yi loolu la ñuy dundaat ba taw ba ñëwaat ñu ànd ko ak doylu gu mag ak sutura bu mag ak li nga xamante ni moom mooy ndimbalu suñu borom donc je pense que tey jii li ñu war a soññee dëgg-dëgg mooy ñu xam ne mënatuñu def dara te boolewuñ ci xalaatu ndaw ñi ak seen xel parce que Sénégal aussi je pense que yàq-yàq boobu dafa xawoon a yàgg pendant longtemps da ngay gis ne jeunesse et sport lañ daan boole wala soit jeunesse et loisir jeunesse et sport pas en exploitant l'économie bi nekk ci biir sport avec les différents métiers du sport parce que boo defee jeunesse sport rek pourquoi pas jeunesse et agriculture pourquoi pas jeunesse et élevage pourquoi pas jeunesse et nangam surtout réew moo xamante ni ñu ko dëkk ay ndaw lañ donc on a une jeunesse boo xamante ni il faut qu'elle soit bien formée mais dañuy jaawale aussi souvent adolescence ak jeunesse parce que damay dégg sax ku naan xale yi étudiants yi mais étudiants yi duñu nekkatuñu ay xale jeune adduna bii li fi am solo yëpp ca histoire humanité ba tey ay ndaw rek ñoom ñoo koy taxawal ay jeunes ñoom ñoo koy taxawal sunu diine yii ñuy dund ay jeunes ñoom ñoo ko taxawal boo jëlee tamit li nga xamante ni moom mooy l'histoire du monde des grands peuples da ngay gis ne à un moment donné jeunes yi dañu assumation bu am solo waaye boo xam dañ koy teg ci xam-xam ak lumière bu am solo ki nga xamante ni dama koy fàttali moo yore actuellement le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal il a 31 ans bi muy nekk député il avait 28 ans sans tambour ni trompette mais mu nekk une jeunesse boo xam dafay daje avec l'expérience et la sagesse des anciens man suma maam moo ma yar bokkuma ci ñi nga xamante ni dañuy wax dégagisme bokkuma tamit ci ñi nga xamante dañoo jàpp ne jeunesse rek dafa doy gage pour man il faut qu'on trouve une intelligence sociale entre les jeunes bien formés ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy mag ñi nga xam dañoo am expérience Sénégal Pape Cheikh dañoo tàmm jël ndaw ñi di leen dénk ndaw ñi pour man yàq-yàq la pour man ndaw da nga koy dénk mag mu am solo mu gunge ko la culture de la transmission noonu tamit laa jàppe ne mag doo ko dénk mag da nga koy dénk tamit ndaw lu am solo mu gunge ko rassurer ko ne ko mën ngaa dem sa ginnaaw moom tool bi du booy donc je pense que ne loolu c'est extrêmement important ñu xam ne il nous faut trouver des instances de discussion des instances de partage et de dialogue pour permettre mag ñi ñu dem tranquillement rassurer wu ndaw ñi nag teel a agsi aux affaires daal di doxal nag bu baax a baax wan humanité
wan Afrique ne war nañu mën a doxal te du ñu yàq dara parce que je pense que loolu aussi dafa jiitu ci gestion du pouvoir mooy que il faut que aussi nga xam ban rapport nga am ak privilège ban rapport nga am ak honneur bu fekkee ne on se retrouve au pouvoir avec des gens qui adorent les privilèges et les honneurs mais dara du changer di nga régler ces problèmes bàyyi nit ñi ak seen problème et je pense que loolu il faut que ñu changer le paradigme xam ne on a une grosse opportunité on a une grande opportunité mais il faut que ñu xam ne jeunesse bi du menace c'est une opportunité il faut que aussi ñu xam ne du charge mais c'est une chance énorme voilà Ablaye